waa Leral.net ñu ngi fii Gambie di gërëmaale sax au passage hôtel Kayraba ñoom ñu may ñu mën a def fii suñu ay interview damay kontaan comme kii ni mu ko waxee sànq nekk jigéen di liggéey ci terrain bi ak góor ñi di ko ñàkkante ak ñoom waaye di jàkkaarloo tamit ak jigéen yoo xamante ne si li ñu nekk ay jàmbaar lañu ci ndax Afrique la ñu nekk jigéen xëj na kàddoom léegi la commencé di jóg waaye joxuñu ko woon cër bi mu yore léegi bu ñu waxee les réseaux sociaux surtout internet c'est pas évident mu nekk jigéen di ci def ay activités moom dañ koy bàyyi moom mooy kan mu nuyoo wax ñu lan ban liggéey lay def. maa ngi lay nuyu di rafetlu liggéeyu Leral dama leen di suivre seen site bi ak Sénégal te gis nañ ne depuis crise bi am yéen a ngi suivre bu baax luy xew Gambie donc ñu leen di sant di gërëm si loolu man maay Aïcha Dabo journaliste de formation communicante la si monde développement lay liggéey lu ñu ma xamee si réseaux sociaux yi mooy activiste blogueuse pas seulement pour Gambie ak Sénégal mais ak Afrique parce que 2012 Sénégal tamit def nañ fa lu bare bu ñu bëggee changement ngeen jéggal ma nag baat bi waaw parce que man li ma gëm ak ñu bëri ñu may liggéeyal luñ gëm mooy Afrique bu benn dëkk amee tolof rek dafa mel ni ñëpp la affecté boo xoolee crise impasse politique bu amoon Gambie gis nga ñi nu ñu génnee déplacé yi non seulement dem nañ ba Sénégal am nañu egg ba Nigéria donc looloo nekk ne lu ñu mën a def rek pour bonne gouvernance pour démocratie état de droit am si dëkk Afrique dañu war a jóg si loolu waaye man Sénégal ak Gambie sama dëkk lañ parce que sénégalaise la gambienne la en même temps bi ñu waree jóg pour xeex jàmme parce que man bi ma commencé fekk mën naa wax ne sama vie yëpp 22 ans c'est presque toute ma vie si loolu laa yëngu bi ma nekkee lycée ma dem nekk journaliste jeune reporter maa ngi dem université waaye maa ngi nekk reporter te journalistes yi ñoo nekk victime mu jàmme depuis 1994 donc jàmme si lu mu jaar yëpp yàgg nañ di wax yàgg nañ di xeex au début bi ñi ñuy comprendre ñu noonu parce que affecté wu leen woon xamuñu li ñi daan wax waaye ni muy dem fii di gën a métti xam nañ ne du fen te li ñuy naa wax dëgg la te bi ñu wonee prison Maeltu wonee ay image am ñi ñaa ngi doog a gëm ne ñii kat jóguñu woon pour yàq liñ daan wax yëpp dëgg la ñi nga xam ne seen famille ay années yu am ñu disparaître ñenn ñi yëg nañ ne dee nañ léegi finalement confirmé ne ñeneen ñi c'est pas encore sûr kon booy liggéey si dara mu metti ñii dañuy foog ne yàqaa tax nga jóg waaye dëgg rek mooy mujje metti na 22 ans gis nañ lu nekk waaye fi mu nekk nii ñu ngi sant yàlla parce que dara gënul neex nga sonn si dara ba dëgg bi feeñ léegi ma dellu si réseaux sociaux yi si réseaux sociaux yi man bi ma dama commencé bloguer ensuite ma ñëw découvrir Twitter ma commencé di partager ay informations parce que dama gisoon ne Gambie duñ si wax lu bëri déjà y avait pas de Gambie beaucoup de Gambiens presque même pas juste ay 5 sur Twitter ma commencé partager information te comme fii journaux yi pour survivre li ñu daan def mooy bu ñu defee article dañuy nëbb information principale bi si biir article bi boo ko liiru doo gis information bi léegi man damay jël sama temps dem lire article génnee information bi joxe ko loolu laa daan def mu nekk loo xam ne mu nekk engagement personnel chaque jour foog ma def tweet bu fekkee am na événement bu xew Gambie naa ci bind waaye foog ma génnee information bu baax ak bu bon yëpp lu am Gambie waaye man yëfi droit de la femme droit de l'homme état de droit gouvernance moom mooy sama intérêt ak sama domaine donc si yooyu laa daan gën a kii petit à petit solidarité sénégalaise ñëw ba mu dem solidarité africaine te loolu dara gënu ko rafet au fil du temps muy développé wu Gambien yi di gën a ñëw si réseaux sociaux yi gën a ñëw si Facebook bi ñii di am ay rajo en ligne ku nekk di def li nga mën
benn partie bu ma mën a souligner beneen lu ma bëgg a souligner ci utilisation réseaux sociaux yi mooy lu mel ni WhatsApp ñëpp ñoo am WhatsApp mën nga jànguloo WhatsApp mën nga envoyer message vocal loolu dafa nekkoon outil boo xam ne dañ ko daan utiliser lu bëri di nga am sa message nga def ko WhatsApp nit ñi di ko partager muy def boucle parce que fii ku même am portable mu ndaw sax am nga accès pour am internet au moins pour mën a wax ak sa mbokk yi nekk à l'extérieur WhatsApp wala Viber donc loolu dañ ko utiliser lu bëri malgré le fait que ne en 2013 bi président nguur gi yàgg gisee ne réseaux sociaux yi ñu ngi commencé di am impact sur la population gambienne yaa ngi am liberté ci réseau ci internet bi ñu indi loi boo xam ne ñun loi contre internet lañ koy woowee parce que même partager commentaire wala post boo xam ne keneen a ko def mën na tax ñu tëj la wala nga partager image wala nga aimer image loolu yëpp mu ngi fi woon taxut nit ñi arrêté ñenn ñi dañ daan créer ay compte faux compte wala utiliser nom d'emprunt pour mën a exprimer wu ñeneen ñi nag ñu choisir nekk Gambie dëkk Gambie garder seen tur di poster li ñu gëm ne loolooy dëgg xam nga donc lii am tey victoire boo xam ne la ñu bëri ñoo ci contribuer ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñi nga xam ne ñu ngi fii ak ñi nga xam ne ñu jàng ak ñu jàngut yépp lenn daf ma neex ci discours président bi chaque fois boo koy wax président Adama Barrow day sagal diaspora bi parce que diaspora bi ñoo financé élection bi te Gambiens yi dañ yàgg jóg éducation civique éducation sur le vote dañ ko def jusqu'au niveau des communautés ku nekk jóg waxuñ la fooy voter de ñu ne la nii nga war a voter nii la war a demee en tant que citoyen lii mooy sa droit lii mooy sa devoir mën nga def changement comme population bi dañ choisir changement pacifique ñu génnee fi dictateur par à travers les élections goo ma ne loolu mës na am bu amee tamit bëriwul pour won la rek ne population bi dañ pacifique te jàmm lañ bëgguñu fitna président Barrow nee na chaque fois day gërëm diaspora bi ba pare di gërëm réseaux sociaux yi ñi koy utiliser ak ñi fa nekk parce que réseaux sociaux yi ñoo ko defal campagne am moom amutoon accès média loolu rek résumé na lépp ci pouvoiru réseaux sociaux ak li ñu def te fi mu nekk nii Afrique bu bees dafa am depuis année 2000 yi waaye dafa mel ni suñu yenn nguur yi xamuñ ne Afrique bu bees dafa am jeunesse bu ñëw boo xam ne amut frontière am nañ frontière physique waaye bu ñuy interagir sur internet amul frontière te mën nga adapter expérience su jàmbur ci sa expérience personnelle si dëkk te solidarité man bi ma gis entre les Africains sur les réseaux sociaux mënuma ko comparer ak leen ku ci am méttit dafay mel ni ñëpp am méttit jóg en avril 2016 bi ñu reyee Selon Sandeng man maa ngi bokk ci réseau des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie Africtiviste yàgg na di soutenir Gambiens yi ñuy def ay formation fii biir Gambie avec des activistes yoo xam ne Gambien la kenn yëgul di def formation sécurité naka ngay protéger sa données naka nga war a interagir loolu yëpp ñu ngi soutenir ak ay partenaires comme article 19 liggéey nañ ak ñoom Y'en a marre ak ñoom Balai Citoyen ak ñoom film bi boo xoolee crise bi mouvement socio africain yëpp dañ génnee vidéo loolu ñëwul rek noonu dañ yàgg liggéey ak Gambiens yi Africtiviste lancé benn hashtag Jammeh Fact parce que après 22 ans ñi dañuy fàtte lu passé Jammeh Fact ñëw pour soutenir Gambiens yi ci seen initiative yu ñu lancé woon Jammeh Must Go ak yeneen pour won àddina bi ne lii du tey yàgg na Jammeh Fact bi di énumérer Jammeh lu mës a def yëpp ak gouvernement yi yëpp ci noot doomi aadama rey nangu propriété këru nit ñi sonnal nit ñi restreindre liberté yi mu am leneen loo xam ne da ko indi teg ko fa donc loolu boo gisee mu gën a am beneen impact du Gambien yi rek sénégalais yi dañ ko jël moomal ko seen bopp
éthiopien bi camerounais bi keneen ak keneen fu mu mun di doon ci Afrique dañ ko jël moomal ko seen bopp ci diaspora bi donc man bu may wax ci réseaux sociaux yi foog ma saluer loolu te gis naa ne président Barrow chaque fois dañuy poster Facebook Twitter pour wane activité yu muy def te on espère ne comme ni mu koy waxee peuple bu amut information peuple bu du xam foog peuple am information te noonu naka la ko mën a amee mooy ci média yi mu nekk rajo mu nekk site mu nekk leneen daal te loolu dafa am importance population éduquée bu ñu nee éduquée ça veut pas nécessairement dire ne nga dem toog da nga war a mën a bind lire déedéet mën nga nekk population bu yeewu te xamoo nooy bind parce que am nga information yi nga war a am à travers les radios wala à travers les messages WhatsApp bi lay wax yow lan mooy sa cër en tant que citoyen ak lan mooy sa devoir en tant que citoyen parce que yenn yi dañuy fàtte ne ñun en tant que citoyen dañ am devoir tamit du gouvernement bi rek te gouvernement tamit lu ñuy faral di fàtte mooy dañ leen ko dénk ñun ñoo ko moom nguur gi population baa ko moom da ko dénk gouvernement parce que ñëpp mënuñ nekk président waaw. comme ni nga ko waxee une Afrique nouvelle est née ak génération 2.0 ni ñu koy waxee ci ngeen xeex ba fi ngeen yegsi tey ngeen yegsi fa bu ma doon laaj à part bi ngeen fi jëlee jàmme instauré démocratie ci ban lutte ngeen di dem ak attaqué ko ban lay nekk. gis nga fi mu nekk nii lutte moom du ma sa jeex fi mu nekk nii côté africain ñu ngi soutenir suñ mbokk yi par exemple boo xoolee RDC ak seen impasse politique bi ñu ngi siy soutenir boo xoolee Cameroun ak moitié pays bi yëpp dañu couper internet kenn xamul lu fay xew fi mu nekk nii ñu ngi leen di soutenir di def ak ñoom li ñu mën waaye lu ñuy continuer tamit mooy am société civile forte parce que Gambie dafa soxla société civile forte média bu fort yooyu yëpp ay contre pouvoir lañ pouvoir bu toogee nga am côté judiciaire nga am législative nga am lépp fu nga am yeneen yoo xam ne ci société bi la bokk ñoo gën a jege population bi ñoo mën a jël problème mu population bi teg ko ci kanam te loolu média boo xam ne day informer juste et vrai loolu day dimbale nit ñi rajo yi yàgg nañ fi Gambie torop waaye rajo yi musique ak football rek lañ daan wax ba après élection yi lañ commencé di am ay interview politique à part rajo Teranga ñoom ñoo fi daan def loo xam ne kenn du ko def dañuy def revue de presse parce que boo bëggee xam beneen information gudul information bu jàmme di joxe revue de presse Teranga FM ngay déglu te gis nañ ñu ngi leen sonnal nañ leen fi tëj leen ñaata yoon fi mu nekk nii yeneen rajo yi tamit libéré wuñ nañ ñu ngi commencé di am ay émission politique di invité nit ñi di poser ay questions xam nga loolu lu neex la waaye nag xam nga booy da ngay nekk société civile constructive doo nekk société civile boo xam ne dafa ñëw rek pour yàq lu nekk da nga am foo koy jaarale te constitution dafa mel ni moom mooy doxal dëkk xam nga boo nekkee nit nga gëm alxuraan wala nga gëm bible si loolu li ñuy wax sa religion li mu wax loolu ngay topp bu ñu nekkee nag si état constitution mooy doxal état mën nañu wax ne constitution mooy vie wu dëkk constitution bi lu muy wax ak li fa nekk yooyu lañ war a fexe yooyu am te société civile bi am nañ rôle bu ñu joué parce que dañuy xool waaye tamit dañu war a nu ñuy def encourager redevabilité parce que gouvernement bu xamee ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne amuñu benn intérêt politique jéemuñu influence jéemuñu ta ñoom lu leen soxal mooy population bi dinañ bàyyi seen xel parce que population bi moo jeg société civile ñoo jege population bi donc loolu foog ñu raviver société civile gambienne ba pare ñu am fi yeneen genre chef religieux parce que gis nañ fi temps wu jàmme chef religieux yi c'était des politiciens dëkk bi dina tas kenn du wax ñi ci wax problème la ñuy am nañ fi ay imam yoo xam ne am nañ plus de 1 an ñu ngi leen tëj juste parce que imam bi dafa ne man maay cimetière bi sama responsabilité la nekk te man bu ma xëyee suba dama fiy fekk ñu suul ay nit yoo xam ne man yéeguma ko ñu jël ko dem tëj ko cour suprême génnee arrêté ne dañ am pour bàyyi ko bàyyiwuñ ko donc yooyu
dañu bëgg loo xam ne nit ki boo amee nekkee kilifa na nga xam lan mooy sa droit waaye nga xam lan mooy sa responsabilité tamit parce que dafa am importance nekk fi chef religieux yoo xam ne danga naan yàlla waaye nga gis koo xam ne du yàlla nekk fi ne parce que président la doo ko wax dëgg mu ngi def loo xam ne di noot population bi yow loolu seetoo ko parce que da nga ragal dee loolu war nañoo seetaat jikko yi te ba pare tamit ñun si suñ bopp dañu war a changer waa jikko yi parce que jàmme nag boo ko gisee système la du benn nit dafa am ñeneen moo tax bu ñëwee ñu ne réconciliation comité vérité et réconciliation nguur gu bees ki xam na lu tax mu wax ko parce que fii Gambie dafa xat ñëpp a bokk foog ñu réconcilier ku nekk baalal sa morom bu ñu nee dañuy dem nar a fayeeku day métti parce que di nga gis sa mbokk boo bokk ndey ak baay def na loo xam ne lu jàppale jàmme la tey te deret dafa foor buñ bëggee ibbi page bu bees kenn waxul ni justice du am de parce que victime yi am nañ lu leen métti justice dina am waaye ku nekk dafa war a xam lu kii def nga mën koo xool en tant que sa frère nga waxtaan ak moom baal ko xol yi giif ndax ñu mën a jëm kanam parce que man si li ma gëm bu ñu deful loolu day nekk loo xam ne frustration lay nekk si biir nit ñi te bu yàggee mën na indi leneen te luy indi instabilité dañ ko war a oytu à tous les niveaux. Réseaux sociaux yi nag boo xoolee surtout en Afrique du ni ñu utiliser yéen da ngeen ko xeexee pour une démocratie mais dañ ciy gis le revers de la médaille maanaam ci yeneen anam gis nañ ay photo obscène wala da ci def loo xam ne dëppool ak suñu culture yéen ci seen activités yi est-ce que di ngeen ci waxtaan ak jigéenu Gambien yi. waaw xam nga fi mu nekk nii comme changement bu ñu doon wut am na léegi foog ñu waxtaan si loolu parce que xam nga loi dëkk dafa am ay loi yu koy doxal loolu monde réel la monde virtuel dafa am ay loi yu koy doxal xam nga boo nekkee si monde réel xam nga doo toog fii wane sa bopp jël yenn photo xam nga kon nag boo nekkee si réseaux sociaux yi tamit da nga war a comporter wu ak dignité nga xam ne fii nekkul ne internet loo fa dem rek loo fa def des na fa même boo ko supprimer mu ngi foofu pour toujours donc dañu war a am comportement responsable am na campagne bu blogueur sénégalais yi de passage maa ngi leen di remercier sur soutien bu ñuy soutenir Gambien bu ñu leen soutenir ba fu ñu toll nii association blogueur seen attitude net attitude la tudd pour won nit ñi lan mooy comportement bi nga war a am ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne nag def nañ seeni photo seen intimité mu am ñu génnee jébaane leen en public loolu warul parce que nit ki dafa am ni nga amee droit vie privée ci monde réel noonu nga amee droit vie privée ci monde virtuel suñu gouvernement yi nag ñu ngi commencer di définir ay lois ak responsabilité ci yëfu internet comportement yoo war a am lan mooy risque yi boo defee ay délits sur le net yooyu yëpp am na te comme outil bu bees la maîtriser guñ yëpp nu ñu koy mettre en œuvre waaye dama ne lu fekk ne initiative boobu am na pour jéem a xool ñi nga xam ne dañuy arnaquer nit ñi sur le net bu ñu leen jàppee am na cellule spéciale boo xam ne police Sénégal ñoom loolu mooy seen dañuy liggéey ci def ay enquêtes sur le net pour arnaquer yooyu yëpp ak leneen ñuy partager kii vie privée yeeg yooyu média bi tamit d'un autre côté parce que am na yenn sites yoo xam ne kenn xamul lu leen tax a jóg defuñu journalisme defuñu pub defuñu ñoom daal ñu ngi noonu rek na nekk scandale bu nekkul scandale sax boo liiree titre bi nga ne cey lu xewati boo ibbee doo gis dara loo xam ne loolu la parce que dañuy attirer ay clics waaye dañu war a xam ne dañu war a respecter wante loo bëggul ñu def la ko bu ko def keneen waaye loolu processus la te nànk-nànk nit ñi ñoo war a changer seen comportement ak outils yi comportement responsable bu ñu exposer seen bopp tamit waaye tamit d'un autre côté dafa am ay lois yoo xam ne dafa war a am ñi ñuy respecter waaye xam nga c'est difficile à contrôler le net fi mu nekk nii donc ñu ngi yaakaar ne waxuñ nag censure parce que man moom censure moom je suis contre parce que liberté bu nga am d'opinion d'expression ci monde réel war nga am liberté d'opinion d'expression ci biti waaye loo am liberté d'opinion d'expression ci monde réel xam nga am na
dañ am na ay garde-fou yoo xam ne dañuy naan ne waruloo lancer ay appel à nu ñuy waxee hatred à la haine ak yooyu. Monde virtuel tamit dafa am ay garde-fou yoo xam ne ay appel à la haine wala à la violence ak yooyu yëpp mu ngi fa waaye nit ñi dañ foog ne amu fa mu ngi fa nit ñaa ko xamul donc moo tax campagne bu mel ni comme seen attitude loo xam ne lu responsable la te fii dinañ gën a organiser wu xool nu ñuy gën a parce que loi bi fii nekk 2013 j'espère que ne gouvernement bees ñu nañ réformer loi dina ci bokk dina mën a clarifier naka ngay utiliser réseaux sociaux yi mais en respectant la loi. ndax fii ci Gambie am ngeen fii ay site web maanaam website yoo xamee ne ay journalistes wala ñoo xam ne comme les blogueurs wala activistes ñoo koy gérer mais pour donner des informations yoo xam ne fii ci Gambie la nekk. waaw ba fi mu toll nii kii am na ay sites yoo xam ne si yeneen la ñuy yëngu yeneen domaine site d'information yoo xam ne Gambie lañ nekk mooy journaux yu nekk fii. dañ am seeni site ñu fi partager seen information waaye si à l'extérieur na diaspora bi ñoom ñu am site yoo xam ne mën nañ si exprimer wu librement te ñoom ñu bëri am nañ ay rajo te rajo yooyu population gambienne ñu ngi ko doon déglu léegi nag comme nouvelle donne la dañu am pour réadapter wu changer wu te ak nouveau gouvernement yi ak réforme yu ñëw def suñu yaakaar mooy dina am de plus en plus parce que ñu bëri nañ am ay sites d'information yoo xam ne Gambie lay nekk fii tu peux parler de tout mais en étant responsable am na école de journalisme bu fi nekk ci université bi dañuy former ay nit waaye association syndicat des journalistes Gambia Press Union ñu ngi fi dañuy def ay formation chaque fois te commencé woon nañ ay formation blogging ak yooyu pour journalistes donc fi mu nekk nii yooyu yëpp dafa nar a développé wu. waaye comme am nañu expérience bu ñuy jàngee ci yeneen dëkk yi éviter yenn dérives yi donc on espère que ne dina am au moins des directives de base pour éviter ñu dugg ci yenn yi nga xam ne waruñ ko dugg parce que le fait que ne rajo yu fi nekk plus de 20 rajo ñu jékki-jékki di traiter information et de façon professionnelle kenn xamutoon ne am nañ compétence yooyu donc loolu signal la rek pour wone ne lu leneen mooy ñëw Gambie média liberté d'expression dina am bi président bi doon bi ministre yi premier groupe ministre yi prêter serment président bi dafa am lu am important lu mu wax mu ne moom dafa xam importance su information maa ngi koy doon wax sànq ak important rôle lu média kon nag Gambie dina continuer di ibbi faciliter communication transparence ak population bi à travers la presse donc loolu lu ñu rassurer la te ministre de la justice moom pare na rek liggéey ak média yi à travers le syndicat des journalistes pour ñu def réforme yu ñuy war a def parce que dama ne woon ne depuis début bi les premières victimes de Jammeh ont été les journalistes donc ñun loolu lu seddal suñu xol la parce que gis ay loi façon loi bu nekk Jammeh def na ko pour bañ journal am bañ rajo am dañ lay laaj ay caution yoo xam ne wala kër ngay am wala foog nga nekk millionnaire boog pour am rajo pour am journal wala nga am rajo donc bu ñu réformer yooyu yëpp faciliter yooyu yëpp ba pare loi yi nga xam ne répressif yu nekk ci loi ci kii bi code pénal bi ñu génnee ko fa def benn système de yoo xam ne révision des pairs lay nekk boo xam ne dañuy taxaw journaliste boo xam ne defoo lu war ñu retirer sa carte par exemple yooyu loolu la wax te ñun am nañ ci loolu yaakaar donc presse dina ñëw développé wu fii bu baax. ba léegi yéen a ngi seen premier site d'information au Sénégal di leral.net ñu nekk ak activiste bu ñëpp xam en Afrique surtout en Gambie muy Aïcha Darboe muy jigéen nee naa la fête 8 mars bi duñu dem te waxuñu waa Gambienne yi ñu wax ñoom nan la ñu gisee la femme gambienne. man lu ma gis ci femme gambienne man damay commencer sama famille bu ma seetee sama ñoom maam. sama tante yi sama yaay elles ont toujours été fortes man bi ma nekkee xale lu ma gis mooy sama yaay mooy taxaw
moo taxaw sama éducation frère ak sa éducation ñeneen ñi nga xam ne duñ doomam parce que dafa nekkoon présidente association parents d'élèves école sénégalaise yi ñoom xam nañ madame Dabo te dafa mës a taxaw bu doxee ci mbedd bi gis ne yow élève école ba nga te lay yuuxu njëkk yow loo fiy def lu la teree dem njàng ku ko xam nga loolu donc loolu laa gis jigéeni Gambie taxaw seen njàngu doom s'assurer que ne jàng nañ am nañu bic am nañ kaye lu ñu war a am nañ ko selon les moyens à tous les niveaux am nga amuloo da ngay assurer ne sa doom mu ngi jàng donc foofu lay commencer ba pare ñu ànd ak force boo xam ne dañuy wax di def te duñ ci ut ku leen gërëm te gis nga li am tey nii jigéen ñi def nañ ci lu bëri te ñu bëri kenn tudd leen kenn xamu leen waaye ñu ngi liggéey ci suuf am fayda dëgër parce que foog nga am force de caractère pour mën a def yëf yi dimbale nit ñi koo xam ne bokkut a yow lenn rek ngeen bokk mooy Gàmbi gii nga gis ne mu ngi ci tolof am na lu ko métti nga xool yow noo ko mën a dimbalee te nga def ko ci sutura loolu dara gënut a rafet loolu moo tax man tey jii victoire bii waa góor yi def nañ waaye jigéen yi ak xale yi def nañ parce que 51% population gambienne jigéen la plus de 65% presque 65% de la population à moins de 30 ans en Gambie xam nga loolu wax na lépp kon moo nekk même si jeunesse jeunes yi jigéen yi ñoo ëpp population bi jigéen yi ñoo ëpp te dañu taxaw di liggéey institution internationale boo dem yaa ngi fay gis jigéenu Gambie ñu ngi liggéey te fàttewuñ fu ñu jógee waaye tamit ñiy xëy suba teel dem ci seen jardin yi jël seeni légumes dem marché di jaay xaalis bu ñu am pour s'assurer que ne seen doom yi am nañ éducation man ñoom laa respecté démb bi may dem ci célébration bi stade bi da ngay gis nii ñu teg ay stand di jaay ay jigéen ma kontaan parce que mënoon na la lii mooy wane ne pare dañ jóg pour utal seen bopp mënoon nañ def leneen waaye ñu ngi toog en tant que jigéen teel a xëy dem teg sa table di jaay parce que xam nga ne loolu nga def te koo si gis na mu ngi kontaan ñii dañ lal ay drapeau Gambie seen kaw table teg seeni kii ñii sol ay nuróole ñii sol t-shirt comme bi ma sol pour wone rek joie bu ñu am dugguñu si biir ñu ngi def seen liggéey waaye si célébration bi lañ bokk bu ñuy célébrer jigéen yooyu lañ war a célébrer waaw ñun madame Diagne ak ñeneen la ñi ñuy xam parce que ñun la ñuy gis waaye ñun ñu ñuy interagir sur le terrain bu ñu demee ñun dañuy humble ci seen kanam parce que am na ñoo xam ne jànguñu waaye bu ñu waxee ak yow xam nañ àddina bu ñu waxee ak yow di nga xam ne kii ku jar a respecté donc si 8 mars bi maa ngi kontaan si jigéenu Sénégal jigéenu Gambie ak jigéenu Afrique parce que ñun ñooy première victime bu crise amee waaye tamit ñu ngi def lu ñu mën pour préserver crise am donc loolu dañ gën a war a renforcer liggéey bu ñuy def ci prévention crise ak violence ñu gën koo yokk parce que jigéen ñi père de famille c'est important waaye jigéen ñi ñoo yor kër yi maa ngi leen di sant. Leral.net di la gërëm Aïcha Dabo ci dalal bi nga ñu dalal comme fii ci hôtel Kayraba xam naa dañ lay bàyyi nga def sa message bu mujj. sama message bu mujj mooy sama blogueurs yi Sénégal association des blogueurs ak sama xarit yu nekk Sénégal ñi nga xam ne yàgg nañ ci ma jàppale man am na ñu bëri ñoo xam ne man maa tax ñu jàppale cause bi waaye bu ñu demee ba dugg ci biir xam nañ ne du man rek ëpp na loolu cause bi moo leen tax a jóg donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp bëgguma fi nekk di tudd tudd day bëri nañ dafa nar a gudd waaye ñoom ku ci nekk xam nga yaay kan donc maa ngi leen di remercier ne leen ne victoire bi seen bos la te ba pare seen bos lañ ko considéré depuis premier jour kon nag maa ngi leen di xaar Gambie ñu gaaw ñëw jërëjëf